asalaamaaleykum mbokki xarit ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV suñu émission homme politique bi nga xamante ne dañ koy amal fii ci li nga xamante ne moom mooy site bi ñëpp di déglu di xaar di seetaan mu nekk fii ci biir Thiès tey ñu amal émission ak ki nga xamante ne dootuñu ko présenté parce que moom mooy Khadim Samb nekk coordonnateur des jeunes bu docteur Pape Amadou Ndiaye di responsable politique ci APR di PCA bu FONGIP dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokki xarit ñuy seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV Khadim asalaamaaleykum. maaleykum salaam Omar maa ngi nuyu waa Thiès yëpp rawatina ñi nga xam ne dañuy suivre Thiès Info muy site boo xamante ni vraiment yaakaar naa ne waxuma la Thiès mais Sénégal ak àdduna wërngal këpp ñëpp dañ koy suivre di ci féliciter ki nga xam ne mooy Sey Latir bi nga xam ne mooy directeur général bi di nuyu Thiès waa yëpp di ñaan jàmm am ci réew mi rawatina dëkk bi di Thiès. alors sëñ Khadim gis nañu tey Thiès actualité bi gis nañu mu nekk loo xamante ne wàllu politique moo ci xaw a dominé même génnub le ministre de l'énergie di Thierno Alassane Sall ci nguur gi gis nañu ni am na dajaloo boo xamante ne responsable APR dajaloon nañu pour toog pour waat seen frère li ni mel seen responsable di seen i kilifa yi nga xam ne ñoom ngeen di àndal di politique dajawoon nañ ca permanence départementale am na sax ay maanaam ay jafe-jafe yu fa amoon ci wàllu violence li ni mel yéen nan ngeen koy jàngatee. waaw xam nga keroog gars yi daje nañ man jour boobu sax yàlla dafa def ne dafa fekk moom programme fekkuma fa mais après bi ma ñëwee par rapport ak li fa am ci leen ma jot a expliqué mais je crois que ne dama bëgg ñu delloosiwaat xel yi bu baax ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk parti bi di APR te je crois que ne benn objectif moo ñu tax a jóg mooy jàppale le président de la République Macky Sall quelle que soit la situation le président de la République Macky Sall dafa jël ay décision génne ki nga xam ne ministre Thierno Alassane Sall mais loolu man ci sama gis-gis mbirum administration la ci wàllum liggéeyam mais ministre Thierno Alassane Sall aussi defagul benn déclaration pour wax par rapport am ak parti bi génn na ci wala génnu ci pour par rapport ak nag li nga xam ne moo jëm ci affaire coordination loolu je crois que ne le président de la République Macky Sall moo ciy jël ay décision bu fekkee ne da koy dénkaat keneen wala mu koy def loolu moom mooy woote au niveau de Dakar mais li nga xam ne daje boobu moo am li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom laa ci gën a rafetluwuma ko ci te ñaawlu naa ko ci mooy ñun ak tey jii directeur général de la Poste Siré Dia ak docteur Ndiaye yàlla dafa leen a boole ñu jegeyoo ba seeni njaboot dëkk te quelle que soit la situation lu mënti am jeunes yi nekk ci Siré Dia ñoo xamante ni ñu ma xam la ñu ci bari samay xarit la ñoo bokk lépp ñoo bokk jàmm tey ñu ci bari am ay insultes yu ñu jël teg ko ci sama leader docteur Pape Amadou Ndiaye mu nekk loo xamante ni vraiment man bi ma ko yëgee guddi gi yëpp nelaw ma dafa nekk lu ma naqari te docteur aussi en personne aussi man bi ma ko gisantee ak moom affaire bi gis naa ne naqari na ko ndaxte tey yaakaar naa ne ku ci nekk sa waajur rek nga am te sa waajur bi nga am aussi nga xam ne moo la defal lépp ci àdduna bu la nit sañee taxaw di yëkkati ay saaga yu mag di ko teg ci sa kaw te mu leer la ne yow nit kiy def loolu politique bii dong ak APR moo leen dajale mais bu doon politique yaakaar naa ne tey du ñu dajaloo ba kenn ku nekk di mën a saaga sa morom man su ma sañoon yu mel noonu jeunes yi nañ ko rectifier waat parce que loolu nekkul luy defar Omar man ku ma xam man Khadim xam ne ci docteur nga ma xam mais képp ku dëkk suñu koñ ak ay Nina Fall ak ku dëkk Thiès Est xam na ni ma mel ak directeur général de la Poste Pape Siré Dia chaque élection bu amee docteur day dem campagne ci ouest bi te avant muy dem campagne day dajale tous ces responsables yi nekk ci est bi ba ci référendum bii mujj Siré Dia recevoir nañu résidence Lat Dior plus de 40 quelques responsables yoo xamante ni ku ci ne yor nga mbooloo docteur dafa ne est bi dajaloo leen yéen ñëpp ngeen dem ci sama mag sama frère directeur général de la Poste Siré Dia ngeen dem ci moom ànd ak moom liggéey lu mu leen sant maa ko wax lu mu leen tere maa ko wax te ngeen ànd ak moom ngeen wéyee ci ay ndigalam ba karoog élection yi jeex bu ngeen di dellu fu ngeen di dellu ngeen dellu fa mais xamal ne teg naa leen ci loxoom ngeen topp ci élection yi ba karoog élection yi jeex te loolu amoon na ci au niveau des locales amoon na ci élection yi fii maanaam ñu am relation boo xamante ni relation bu rafet la te man aussi sama position bi ma nekkee maanaam dafay rafet tey may bëgg ku mel ni docteur Ndiaye ku mel ni Siré Dia ay ba ci ñoom Abdou Mbow ñoom ñëpp ñuy ànd parce que man dama dëkk ci gox boo xam ni 99% gox bi ñi ma wër ci sama xarit yëpp Siré Dia moo leen jël wutal leen ñuy liggéey ma sekk ak ñoom jàmm Omar yàlla mi ma tim xam na ñi ngi may déglu Thiès waay ñi ngi may déglu Chérif Rakour Siré Dia directeur poste mi ngi may dégg
man musuma ñëw sama koñ musuma fa doxee imposé wu ay en tant que militant de docteur Ndiaye yàlla mi ma tiim xam na ko. am na ñoo xamante ni ñi ngi dëkk Aiglon ñi ngi dëkk biir ay Nina Fall buñ ma rombee parfois sax ci politique Siré Dia dañ may wax ci politique Siré Dia yéen dañ leen a gëj a gis wala nangam ak nangam dama naan leen waaw parce que dama xam ne sotti ci ak def ci la. maanaam yéen da ngeen jàpp ni parti bi benn parti la benn kilifa moo fi ne ñëpp nag ñoom ñoo ànd di liggéeyal Macky Sall. c'est que ñëpp ñoo ànd nekk na benn mais li nekk gi mu nekk benn aussi sama position man par rapport ak fii ma la wax nii daf ci gën a nekk lu gën a graaw mooy man tey. loo xamante nii lu directeur général de la poste organisé man Khadim laa la wax kenn ëppale wu ma ci doxalin li may wax ba ci manifestation bii mujj bii ñu doon inauguré Siré Dia mooy tableau bi ñu def foofu noonu nga xam ne dañ ko fa dessiné booy sargal ko ci jour boobu li ko dalee ci suba gi ba ngoon gi li may wax nii ñiy organiser manifestation bi ku mel ni ñoom Moussa Lo ñoom Chérif xam nañ li may wax dama bàyyi tous mes activités jël suma oto ànd ak booy yi ñu ànd ci liggéey. koñ ba li ko dalee maire yi ba buntu dépôt dañ fa def ay pot de fleur tuddee ko merci Siré Dia booy remercier ko Siré Dia génn xaalisam joxe booy bi ma ko yëgee dama leen ne man de waxuma la man de bu ñuy remercier Siré Dia man du Siré Dia du ma xaar sax muy joxe mais man damay jënd dama dem jënd samay pot de fleur teg ko sama buntu kër ne leen du question te mënoon naa ne tey damay dem jënd pot de fleur bind ci merci docteur Ndiaye mu indi ay coow wala xeex defuma ko dama dem jënd ay pot de fleur bind ci merci Siré Dia teg ko sama buntu kër parce que dama xam ne au moins gox bi ñu dëkk jeunesse bi jàppale na leen voilà am na lu mu fa defal leen mais man tey su ma lay expliquer ne docteur képp ku ko mënti indil problème ci parti bi parfois mën na am parce que politique day am mais bu jugee ci foo xamante ni tey dama dëkk ak ñoom bokk ak ñoom ñu nekk samay nit ñu nekk samay xarit ñuy bennoo ñu ma tey jii docteur ñu wax ma ne ma say nit yooyu ñoo yëkkati ay kàddu yu ñagas muy ay saaga ak yooyu teg ko ci kawam loolu maanaam dafa nekk loo xamante ni Omar su ma la nëbbul fan yii yëpp dafa nekk lu ma joué parce que vraiment man su ma sañoon du demee noonu. parce que waa c'est-à-dire sama ngor mooy xam nga lu tax man dama am respect ci directeur général de la poste Siré Dia yàlla mi ma tiim xam na ko bi ma dee politique ba léegi may wax ak yow bi ma dee politique amul laa la wax benn déclaration laa la wax bu ñu mës a dégg ne Khadim def na ko jëmale ko ci directeur général de la poste au contraire jàppante na ak ay nit ngir directeur général de la poste yoo xam ne dañu dugg ci rajo attaqué ko du ma tudd seen tur bi ñu duggee ci rajo attaqué Siré Dia man dama dugg woote bi ma duggee woote dama ne diw waroo dugg ci rajo bi di attaqué Siré Dia parce que yow doomu Aiglon nga te ci gox bi nga dëkk te Siré Dia dafa créer ay emploi ci koñ bi man position boobu ba nit mere ma ci ne ma yow waroo défendre Siré Dia parce que doo militant Siré Dia barki Demba Ndiaye keneen attaqué na Siré Dia di wax bu ma wootee émission dama dugg intervenir loolu je crois que ne loolu bu ma koy def xam nga lu tax tey jii Omar docteur grand frère la ci man papa la ci man te cër boobu moom laa def Siré Dia grand frère la ci man papa la ci man ku ci ne tey jii dañ leen a jox cër mais li ma gis mooy aussi relation toujours nañuy fexe di xool nu ñu koy rafetale comprendre nga parce que rafetal bi daf ci am solo parce que ñun tey loolu dong moo ñu tax a jóg man Khadim de ku ma xam ne tey du ma dox ci lenn luy xàjjale du ma dox ci lenn luy yàq ba pare aussi Omar il faut ma am lenn lu ma leeral lu jëm ci docteur Ndiaye Omar docteur Ndiaye yàlla moo ma tiim sama leader la te xam naa li ne ci moom docteur amul benn responsable APR bu nekk fii ci Thiès docteur yéene la lu bon amul benn responsable APR boo xamante ni docteur Ndiaye digle ne nañ la xeex amul ma Samba amul ma Demba ku mu ci mënti doon docteur li ko gën a ñor gën ko intéressé mooy li nga xam ne mooy jëmale kanam ci liggéey président de la République Macky Sall ak ku mu mënti doon. discipline de parti boobu nga xam ne moom la président di joxe toujours docteur Ndiaye yàlla mi ma tiim xam ne ci dynamique boobu lay dox. ci dynamique boobu alors Khadim ci wàllu toujours rëkk-rëkk yooyu gis nañu directeur général bu poste def na ab maanaam ab yëgle di ñaawlu li nga xam ne am na fa jóge ci njabootam mu koy ñaawlu di ci jéggalu Thiessois yi ak sénégalais li ni mel nan ngeen koy jàngatee. non ni ñu koy jàngatee mooy comme li ma lay wax Siré Dia déggoo ma ni la ñi ma ko gën a xam bariwul lu leer laa lay wax. ñi ma ko gën a xam bariwul te loolu mu def noonu day firndeel ni digalul tey ji ay nit ñëw di wax docteur Ndiaye nangam wala ñuy saaga Abdou Mbow wala déedéet Siré Dia digalul kenn loolu parce que man déggoo ma ni la kenn ñi ma ko gën a xam bariwul le fait que mu def communiqué def loolu parce que day wax pour xamal nit ñi ne leen ne loolu bu mu warul nekkati luy am mais tamit boo gisee tey jii aussi
ma mën a génn def sorti xam naa ne tey jii loolu am ñi ko def sumay frère lañ. yéen a dëkk. man ak ñoom ñoo dëkk sumay frère lan ñooy nekkandoo suba ngoon bu dégg bëccëg te dama amanteeg ñoom kersa ñu rusante. wallaahi azim su ma am na ci ñoo xamante ni su ma gisanteeg ñoom nii kersa day nekk ci suñu diggante mais boo gisee tey jii nii ku mel ni docteur man maay coordonnateur des jeunes de docteur Pape Amadou Ndiaye keroog yàlla def na ne manifestation bi fekkuma fa. comprendre nga su ma fa fekkoon tey du ma taxaw di xeex ak samay frère du ma ko def parce que man ak ñoom ñoo bokk fu ñuy fanaan mais au moins li ma mën mooy recadrer te position boobu laa toogee fii tey pour ñu xam ni quelle que soit la situation lu mënti am rek nañuy doxee ak xel nañuy doxee ak dal xam nga lu tax ma bëgg ñuy doxee dal Omar politique moo yàggul Omar ana Mbaye Diouf tey déggatuñu ko ana Boubacar Sall ana tey ñii fi doon politique ñu mel ni ñoom Ndeye Khoudia Xoll ñu fi nekkoon ñoom Toto Fall ñoom xamante ni ay nit la noonu dañ daan politique te politique bi tey jii yàlla def na ne jeex na ñoom ñëpp ñi ngi ñëw dëkkaat suñu biir man Omar dama gëm ni politique ëllëg docteur Ndiaye day dem ba yoratul ndomba tànk Siré Dia day dem ba yoratul ndomba tànk boobaa ñun ñi nga xam ne ñun ñooy les jeunes ñooy continuer di dëkk man moo xam muy Massam moo xam muy Mademba te li ma lay wax nii dama koy confirmer rakku directeur général de la poste Siré Dia Chérif yàlla mi ma tim xam ne ne chaque jour man ak moom dañuy gisante du ñu réeroo ba démb moo ci mujj man ak moom waxtaan nañu mais li ma la wax nii loolu laa ko expliqué ma ne ko vraiment li am tey su ma la nee touché wul docteur waxuma lu am damay wax lu dëgg rek te man mi en personne touché na ma parce que xalaatuma ko woon kon donc luy mel noonu aussi seytaane la mais ñi ngi ñaan tamit mu nekk loo xam ne dafay yem te ñu xam ne parti bi ñun ñëpp lépp lu ñu bëgg ak lépp lu ñu bëgg mu jëmale parti bi kanam mën nañ ko am te du nekk saaga du nekk xeex du nekk xuloo parce que xam nga lu tax Omar dañu nekk ci dynamique ak position bu am solo mooy dañu jëm ay élections législatives te ñëpp xam nañ ni Thiès dafa soxal le président de la République Macky Sall te yittewoon nañ ko aussi kon donc lu mel noonu war na mën a tax ñu bennoo bokk ndey bokk baay boole lépp ba nga xam ne kenn du xàmmee kii ak kii fait quoi ñu ànd boole suñuy doole dem ci élection yi ñi nekk au niveau de ouest bu fekkee ne tey ji am na ay nitu Siré Dia yu fa ne ñoom nañ dem jàppale docteur Ndiaye ak ñi fa nekk rek ñu ànd ak ñoom liggéey au niveau de l'est ñi fi nekk nañ ñëw jàppale par exemple ñi fi nekk dem ànd ak ñoom liggéey loolu mooy dynamique bi nga xam ne ñun noonu lañ daan faral di doxee mais bu ñu gisee ay détails di am ay coow di am ay saag di am ay frustration di am je crois que ne loolu nekkul luy defar parti bi te su ma sañoon aussi mu nekk loo xamante ni une bonne fois pour toutes ñu recadrer ko pour mu mën a indati benn problème. gis nañu am na ñu bees ñu commencé ñëw mais ci ay forme yeneen ñëwi nii maanaam ay mouvement la yi ni mel yan ban diggante la ñu am ak docteur Ndiaye. waaw am nañu relation bu baax comme ni ñu ko amee ak ñëpp moom laa lay wax dama ne la docteur moom vision politique am yemalewu ko seulement sax ci Benno Bokk Yaakaar parce que ñun ñëpp ñëw dëkk Omar tey nit ki da ngay xëy yendoog nit koo xam ni PDS la bokk wala feneen xoolal tey da nga koy xool keroog le ministère Alassane Sall bi waajuram bi génnee àdduna ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko di ko jaale keroog yow ban jàngat nga ci def man bi ma ñëwee maa ngi toog ak sama confrère Bouba ma ne ko Bouba bu mu naa ma ne ko dëj bi dafa am lu ma ci jàngat mu ni ma lan ma ne ko xoolal Benno Bokk Yaakaar ñëpp ñëw nañ mais est-ce que Benno bi rek moo fi ñëw mu ni ma déedéet ma ne ko xoolal opposition bi PDS ñëw nañu jaale si réew mi ñëw nañu ñëpp ñëw. këru diine yëpp. ñëpp ñëw. xam nga loolu li muy tekki mooy Omar mën nañu bañ a bokk vision mais bu ñu noonoo parce que bu dul dara Thiès ñun ñoo ko bokk Thiès bu jagee Thièsu ñëpp la kun ci génne sa carte d'identité ne à Thiès moo ci ne mais li ñu différencier mooy kii dafay nekk parti sàngam kii nekk parti sàngam kii nekk parti sàngam kon donc loolu man li ma si jublu mooy mu nekk loo xamante ni dynamique la moom dañuy fexe nu ñu ci góorgóorlee ba mu jëm kanam mais aussi maa ngi lancé appel le président de la République Macky Sall di ko wax ne mouvement yi d'accord jàmbaar lañu ñi ngi liggéey ku mel ni Babacar Fall mi ngi nekk ci dynamique bu baax ak Babacar Pascal Ndione aussi moom xamante nañ mais moom jàmbaar la ñoom ñëpp ñu ngi ci liggéey bi pour jàppale président loolu lu am solo la mais tamit il faut aussi président xam ne au niveau du parti am na fi ay responsable yoo xamante ni ñi ngi ci parti bi di liggéey yor nañu ay mbooloo ku mel ni docteur Ndiaye yor na mbooloo boo xamante ni par rapport ak ni mu leen mën a téewee ça reste kon donc président dañ koy ñaan mu dooleel ko bu baax jàppale ko ba nga xam ne au moins mbooloo bi nekk ci ginnaawam dina mën a am nu mu leen mën a gën a sàmmee nu mu leen mën a toogee gën a mën a financer ay femmes organiser leen teg leen ci yoon bu ko defee parti bi gën a élargir parce que ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk ku ci ne am na tey boo xamante ni boo liggéeyee côté bii kii liggéey côté bi kii liggéey côté bi day jëm kanam mais ci kaw aussi président mettre les moyens qu'il faut bu ko defee parce que dañu nekk ci terrain boo xamante ni ay opposants lañ fi
kon donc pour ñu mën fi am ndam il faut que président jàpp ci ni mu ci war a jàppee bu ko defee résultat ñu mën ko gis. maanaam tey dañuy gis ni ñu ne docteur dafa jël Khadim ne ko dama nga liggéey ci wàllu wi Boubacar Diarra dama liggéey ci wàllu Jakarta yi demal massifier fii jël ñoom Ndeye Gueye jël ñeneen ak ñeneen maanaam waa këram jël leen tas leen ci biir dëkk bi parce que moom dafa ne politique de développement lay def te politique de développement dafa am lu muy àndal. waaw li mu àndal mooy li ma la wax ay moyens parce que docteur ku ko xam-xam ne yàlla da koo boole ak ay jigéen dafa taxawal ay accès fi mu ne nii ñu ngi ci presque ay 400 au niveau de Thiès. Touba ñu ngi fay monté accès ngaay mexe ba ci yeneen i dëkk te loolu ay mbooloo la yoo xamante ni dafa takku te Olof Njaay dafa am wax ju muy faral di wax maanaam léegi di kese naxut ay bëy du caaga ne sax ñi mbooloo mi da ngay ñëw jënd leen di leen fay xaalis nangam déedéet jubluwuñ ci loolu mais au moins ñu mën leen di leen financer ñuy mën di liggéey seen xaalis mën a tourner au moins ñu mën di gën a am toog ànd ak docteur Ndiaye liggéey parce que Omar gis nga quelle que soit la situation. bu ndam amoon fii mënuñu taxaw kenn xëcc ne ndam li man dong nga ko am déedéet ku fi mënti am ndam benn Xaadim wala tey ji beneen responsable bu gën a ndaw mën naa ñëw ne ndam li yow dong moomoo ko parce que indi naa lu mat 10 personnes wala 15 personnes ñu ñëw voté ci centre bi. il faut ñu xam ni ñun ñëpp benn objectif la ñu am mooy jàppale le président de la république Macky Sall te comme que loolu bu ñu ko xasee ba xam rek bay tax ne jàmm day am ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay te Omar il est temps. tey sax am na lu ñu gisoon loo xam ne gisoon nañu waa kër docteur maanaam ñëpp ñoo xam ne rek ay responsable lañu doon yëngu ci pegg docteur Pa Amadou Ndiaye tase woon nañu ne ñoom vraiment li ñu gis dallu seen xel ku mel docteur Ndiaye di liggéey depuis ay at jël alalam jël njabootam jël lépp déployé ko sur le terrain boobu ba léegi kenn mënul gis docteur am yokkute ba ñoom sax am na yoo xamante ne bu continuer ci parti bi ñoom daañu dakkal li nga xamante ne mooy seen ànd ba nouvel ordre li ni mel fan la toll. waaw xam nga loolu Omar. comme li ma lay expliquer rek moom laa lay wax dama ne la xam nga docteur aussi yàlla dafa def ne mi ngi ak ndomba tànk ci biir parti bi ba pare aussi am ko ci côté liggéey bi nga xam ne moom la ko président jox du caaga ne dañoo xeeb li ñu jox déedéet xeebuñu ko waaye nit ku ci nekk it dafa am dayoo ba mu méngool te docteur ku ko xool mbooloo bi topp ci ginnaawam xool ne am na lu mu méngoo loo xam ne ni tey war na ko président war a mën a jox mu gën ci mën a taxaw réclamé wu ci mën cee jàppale ay nitam loolu leen ci jublu mais tey jii du caagi ne dañ ci jublu pour xëcc ay affaire de poste wala ay xëcc ay nangam déedéet mais il est temps que aussi ñu gën ko mën a jàppale mu gën a mën a taxaw askan bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam surtout sur le plan social xoolal tey sur le plan social li ñuy jàppale ci ay doomu aadama lu jëm ci affaire médecine li jëm ci barki Demba Ndiaye ñaata taalibe la ñu xarafal fii lycée Malick Sy consultation gratuite boole kook tamit ñi nga xam ne dañuy am ay jafe-jafe ñu leen di ñëw du leen di soutenir ci loo xamante nii dañ koy def ci suuf nit ñi duñ ko xam nga nit ki aussi mënoo def lépp ñëpp di ko xam dañuy def loo xamante nii parfois lu ci bari docteur day dem ba day jël moyen personnel yu ci bari di ko jël di ko jàppale di ko te président la koy defal manifestation yi fi am gàmmu yi jàng yi yëpp nit ñi toujours dañuy ñëw comme que xam na ne yaa ngi nekk président di liggéey dañuy ñëw pour nga appuyer leen te aussi boo ñëwee mënoo leen neenal parce que nit mënul ñëw am soxla ñëw ci yow nga bëgg ko neenal. tu es obligé nga ñëw jàppale ko. alors toujours dañuy gis benn appel boo xam ne yéen da ngeen koy faral di lancer di ko renouveler maanaam président Macky Sall coow li du poste bi ñu docteur yor mais dafa war a toog docteur toog mu wax ak moom maanaam ab audience boo xam ne war na ko accorder pour moom ñoom ñaar ñu toog parce que tamit nit ku lay liggéeyal dafay jot mu dégg waaw góor. waaw loolu aussi Omar dafa nekk loo xamante ni képp ku mu mënti doon rek maanaam loolu dafa war ci li ngay def ak li ngay jàppale président je crois que ni dama koy faral di wax sax am na ñoo xamante ni sax parfois boo leen ne docteur gisantewul ak président duñ ko gëm parce que aussi moom sur le terrain la nekk dafay liggéey bu nekkee cabinet day liggéey bu wàccee mi ngi dem sur le terrain ànd ak militants yi nekk ci affaire bi di liggéey. boo ko waxee mun la dafa jàpp ne bis bu président gisee ne war na ko mën a gis ñu gisante mais jubluwu ci bëgg a forcer ko déedéet moom bu gisante président da ko war a gis parce que aussi dafay liggéey loo xamante nii neew ma ñeneen liggéeyuñu ñëpp a ngi liggéey parti bi ñëpp ku ci ne yaa ngi liggéey yaa ngi góorgóorlu ñoom ñëpp mais docteur tamit mi ngi liggéey te ñeneen ñi aussi ñi ngi gisante ak président comme il faut kon donc moom bu fekkee ne day liggéey te ñeneen ñi di gis président te moom mënul gis président aussi dafay mel ni y a quelque chose kon donc ñun dañuy lancer appel président de la République Macky Sall mu recevoir ku ñu gisante waxtaan pour ñu gindikonte lu ci bari
ci parti bi loo xamante ni ci wàllum liggéey bi la ak loo xam ne da koy jëmale kanam. mais Khadim dafa bëri loo xam ne ay yëngu-yëngu la day am léeg-léeg ci li nga xamante ne wàllu politique la mais yéen da ngeen naan docteur daf leen tënk ba nga xam ne ñamu leen ci àddu ñamu leen wax parce que docteur daf leen ne na ngeen ne tekk man damay liggéey pour président de la République Macky Sall am ndam mais am na yoo xam ne tey dañ koy gis muy ci wàllu inscription yi gis nañu ngeen ci activé wu gis nañu ci wàllu Jakarta yi ak ñoom Boubacar Diarra mais liggéey boobu est-ce que tamit découragement du ci am bu dee da nga yoree ay junni nit ñu topp sa ginnaaw te gisuñu yenn maanaam damay ne sax gëdd yi yenn gëdd yi nga xamante ne war nga ko am parce que président jël téléphone woo la wala jàkkaarloog yow ci audience te toujours ñu dégg président am na ñoo xam ne recevoir na leen wax na ak ñoom loolu est-ce que du leen frustré yéen ñi nga xam te ngeen nekk ak moom. non neexuñu loolu moom Omar bon boo ko waxee boo ko waxul neexuñu mais xam nga aussi du question na ñun lu ñu naqari rek dañuy tax ñu génne parti bi wala nanga déedéet dañuy continuer ci parti bi liggéey parce que dafa am objectif bu ñu am dafa am loo xam ni dañ ko gëm parce que ñun tamit discipline de parti dañ koy doxee en plus tamit dañuy topp suñu leader lim ñu digal ñu def ko aussi ñu ngi liggéey bu ñu waxee defe nañu nañu liggéey continuer ñu liggéey mais loolu du tax tey ñu génn di wax lu ñaaw wala ñuy attaquer kenn wala ma sàmm wala ma dem ba duñ ko def dañuy continuer ñu liggéey suñu liggéey te xam ne lu naan olof Njaay ne jëf du réer borom incha allah bis a ngi jot au moins moom li mu liggéey dina ko jariñ te dinañ ko gën a gis. alors dañu bëgg ñu wax def benn bilan bu ndaw rek su dee mën na nekk ci gis nañ ni jamono yi Benno Bokk Yaakaar fépp ñu génn ci ay activités dajaloo bi dañu gis responsable yëpp nekk ci ñu gis le coordonnateur Thierno Alassane Sall ñoom docteur ñeneen ak ñeneen ñëpp nekk ci dem gis nañ fi ay tournées yoo xam ne ministre bi organisé na ko gis nañ ci docteur gis nañ yu bëri yoo xam ne ay réunion de coordination di dox ñu gis docteur gis yenn responsable yi li ni mel ban bilan ngeen ciy def. waaw xam nga moom laay faral di wax xam nga sax jamono jëlee avant que ministre Thierno Alassane Sall di wàcc am na ñu bari affaire bi doon na leen jaaxal parce que moom dafa génn moom Thierno ci Thiès Info seen site bi daal di ne man newuma fi docteur Ndiaye na coordonné wax loolu mais c'est pas docteur Ndiaye moom moo ñëw imposer Thierno ne ko non non nekkoo fi bàyyil ma coordonné la déedéet bi mu koy wax docteur newu fa. maanaam seen ànd bi ñu ànd dem na ba nga xam ne. waaw c'est-à-dire say bi li koy waral mooy. il faut nit ñi bàyyi xel leen gis nga docteur du question dafa ñëw pour comploter di ànd ak Thierno wala di xeex ma Samba ak ma Demba yàlla mi ma tam xam na ne loolu tax ko jóg. li ko tax a jóg président de la république Macky Sall moo dajale Thierno Alassane Sall dajale le directeur général de la poste Siré Dia dajale ki nga xam ne mooy Abdou Mbow docteur sax yàlla xam na ne jour boobu woowuñu ko fa. bi ñu ñëwee ñu waxtaan seen biir ba juboo mu ni Thierno diriger parti bi docteur mi nga xam ne newu fa woon moom aussi mu xam ne président kat dafa joxe ay instructions te it mënul def lu dul topp ci instruction président mu topp ci mais bi ñu demee ba ci biir aussi Thierno moom moo dem déclaration boobu mais bi Thierno defee déclaration boobu est-ce que dañoo dégg docteur ñëwaat Thiès Info ne leen Thierno nee na man ma jiite leen topp leen sama ginnaaw docteur waxu ko loolu waxu Thierno la ça concerne Thierno Alassane Sall. concerné wul docteur dynamique ba mu newoon laa la wax Omar démb ak bërki démb ci la ne dama ne la li may wax nii dafa nekk loo xamante nii yàlla mi ma tiim képp ku xam docteur Ndiaye xam nga ko ci moom Omar billaahi wallaahi ta parti bi amu ci koo xamante ni docteur Ndiaye yéene na lu bon wala mu jóg décision xeex la amul ku ci ne ku ci nekk jàmm la yéene ku ci nekk xam na ne li nga am président Macky Sall moo la ko jox te mu nangul la ko nag te ku ci nekk it bu élection jotee lépp lu mu warloog yow billaahi wala da koy def. très bien mais ñu wax tuuti ci génnub Thierno Alassane coow li bëri na ca pale ba sax gis nga Alioune Sall ak waa ki nga xam ne commencé na am yéen waa APR naka ngeen gisee situation boobu. bon génn bi mooy li ma la waxoon rek am na loo xamante ni maanaam du Xaadim moo koy lijjanti wala ma Samba wala ma Demba Thierno moom mook président ñoom ñoo gisee am fu ñu réeroo ci ay mbir président ñoom ñaar ba mu wàcc loolu lu jëm ci wàllum liggéeyam la mais Omar tey jii nii moom laa lay wax gis nga lu jëm ci affaire coordination boobu du docteur Ndiaye moo koy joxe du Abdou Mbow moo koy joxe du Siré Dia moo koy joxe du Omar Diop moo koy joxe déedéet ku koy joxe président de la république Macky Sall tey jii fi mu ne nii Siré Dia bu bëggee nekk par exemple coordonnateur war na mën a ne bu imposé ne dama bëgg a nekk coordonnateur am na ci droit docteur Ndiaye bu ne dama bëgg a nekk coordonnateur jiite am na ci droit Abdou Mbow noonu Omar Diop noonu léegi nag ñoom bu kenn ku nekk bu ne bëgg naa diriger dëkk bi dañuy dem fa nga xam ne fa la ñuy faram-fàccee mbir ma mooy ci kanam président de la république Macky Sall bu ñu ñëwee ñu toog ñun ñëpp président daan ne
Omar Diop laa jiital topp leen ci ginnaawam bu ñu ñëwee topp ci ginnaaw Omar Diop. Siré Dia laa jiital topp leen ci ginnaawam bu ñu ñëwee dañuy rang ci ginnaaw Siré Dia docteur laa jiital wala Abdou Mbow laa jiital ku mu ci jiital ñu topp ci ginnaawam liggéey te xam ne di jiital bi par la force mooy tey jii bu ñu la jiitalee bu ñu la boo gañee yow yaa moom lépp déedéet boo jiitee it li am solo mooy boo jiitee nga fexe ñi nga àndal nga mën a benn ak ñoom sekk ak ñoom jàmm ngeen ànd liggéey ndaxte tey jii ma jox la benn calcul tey jii bu ñu jiitaloon parti bi kenn ku nekk ouest par exemple léegi ki nekk ouest bu élection jotee acte 3 de la décentralisation la ñu ne ñetti zone la ñu am ouest est ak nord waaye léegi moom benn zone la mën a couvrir bu dee ouest la dëkk fan lay voté du ouest ay nitam fu ñuy ne boobaa du ouest mooy base effective am waaye léegi est-ce que kooku même bu nekkee mooy coordonnateur mën na dem gagné ouest benn Siré Dia dem gagné est mu ñëw fekk foofu ne fii Siré Dia gagné moom moo ko gagné est-ce que xel yenu na loolu maanaa kon liggéey bi liggéeyu groupe la du liggéey boo xamante nii benn nit mooy ñëw akimu lépp déedéet Omar affaire bi jàppal ma jàpp la billaay bu ñu ko defee noonu li ñu bëgg mën nañ ko am te pour ñu ci loolu xam nga li ma ci gën a apporté waat mooy lenn mooy su ma sañoon kilifa yi dañu fexe nu ñu gisante ñu waxtaan parce que élection yu amee solo nii ñu fay dem te bëri te gis nga ci maanaam ci internet bi gis nga opposition bi muy Manko Wattu Sénégal boobu ñaata responsable ñaata kilifa ñooy parti ñoo daje. plus de 20 partis ñoom ñëpp bennoo ne lan Macky Sall lañ fi bëgg a xeex jëlee ko fi waaw mais man waxuma la Benno Bokk Yaakaar mais ñun APR balaa dara xew kon ñun li ñu njëkk a war mooy bennoo ba pare suñu alliés yi ñu ko sékkal lu mel ni ay PS lu mel ni ay AFP ak yeneen parti yi nekk ci biir tamit ñu gën leen a invité bennoo am parce que benn biir la ñuy wut Omar muy ndamul président képp ku fi am ndamit sa ndam xamal ne it boo ko bëggee aakimoo benn nit mën naa taxaw ne la def naa ci nangam te boobaa doo ko weddi kon nañu nekk benn ndax loolu mooy lu ñuy jariñ ba pare jàmmoo ci suñu biir. alors Khadim dañu ñëw tuuti ñu wax ci wàllu li nga xam ne mooy bennoo est-ce que bennoo bi mu ngi dund à Thiès parce que bu ñu gisee ni APR rek mooy nekk ci kanam coow li yëpp APR est-ce que tey yeneen parti yi nga xam ne damay lim ñaar muy PS ak AFP est-ce que ñoom ñu ngi sóob seen loxo ci mbir mi. waaw non c'est-à-dire dina am benn équivalence bu ndaw parce que APR dafa ëpp doole parce que mooy parti bi nga xam ne moo ne au pouvoir te moo leen invité xëcc leen dina ci kii mais bennoo bi dañ leen di gis ci biir boo demoon ku mel ni ñoom Souleymane Ndiaye Brin suñu papa yooyu ak ñoom pa Ousseynou Keita ñoom ñëpp bu ñu amee ay réunion fi au niveau la est bu ñu amee ay réunion ak lépp lu ñuy def ñoom ñëpp dañuy ñëw dañ leen di sentir ci biir waa AFP yi aussi ñoom ñëpp da nga leen di sentir ci biir parfois boo xoolee sax réunion yi ñuy tenir en général duñ ko defee siège APR bu dee Benno Bokk Yaakaar bu ñu demul parti socialiste AFP la ñuy dem kon donc loolu day wanewaat ne aussi APR ñoom dañuy jëlaat lépp lu ñu am jox ko maanaam Benno bi pour wane leen ne bañ leen a beddi xamal leen ci biir la ñu bokk. alors tey gis nañu ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye fekk si na Macky Sall ginnaaw bëri woon na ay déclaration yi bu defoon tey fekk si na leen ci APR lan ngeen ci àddu. waaw man de Omar li ma ciy gën a ñaawlu moom laay waxaat dafa am benn wax boo xamante ni toujours dama koy faral di wax dama bëgg ñu bañ politique ñu bon loo ko quoi Sénégal bu ñu waxee politicien rek pour ñoom ku bon la te Omar nañ dellu suñu xel Yonent sallallahu alayhi wasallam da daan politique. fexe ba waxtaan ak nit ñi convaincre leen ba am li mu bëgg. ba taxawal diine taxawal Makka ak Madina. politique lan la l'art de gérer la cité fexe nu cité bi jage waaw mais léegi loolu boo koy def est-ce que tey jii gasal nit kàmb wala wax nit nangam wala jéem a wax nit loo xam ne doo ko def jaru ko ci man li ma gën a vexé ci mbirum Souleymane Ndéné Ndiaye mooy dafa def ay déclaration yoo xam ni su ma sañoon. nit képp kuy politique yi balaa ngay am na nga sàmm say kàddu tey te koy sóor parce que dafa am solo parce que aussi bu ñu fàtte ni sénégalais yi dañuy suivre quelle que soit la situation tey képp ku jàppale président man nekk na loo xamante ni damay gis ne war nga mën a ñëw jàppale président ñu liggéey mais nag boo ci boolee def déclaration yoo xam ne taxaw képp ku ñëw jàppale ju mën a dee jógee fii dem fii dañ ma war a fusiller dañ ma war a rey ku transport dañu war a def nangam te aussi tey bu ñu la gisee nga ñëw aussi à côté du président di liggéey boobaa man waxuma man mais sénégalais yi ni ñu koy jugé ak ni ñu koy gisee mooy kat politique
baaxul wala politiciens yi li ñuy wax nangam dëgg te man loolu dafa may miti man su ma sañoon dama bëgg ñu xam ni politique képp ku koy def li nga ci jublu mooy dox ci lu baax li nga ci jublu mooy fexe ba askan bi mën cee gis seen bopp mais nit ki waruñu jël politicien di ko dukkal fu ne. parce que benn jàngat dama ko def Sénégal depuis 60 ba fii may wax ak yow mës nañoo fal ku dul politicien nguur gi mësuñu koo jox benn homme boo xamante ni nee na civil la nangam. mësuñu koo jox ñëpp li ñu ko mës a jox ay politiciens lañ kon donc askanu Sénégal doyloo na politicien am na fu mu teg politicien kon koy ñun politicien tamit am na njukkal bu ñu waral askan bi lu ñu leen waral mooy fexe ba lépp lu ñu leen diggante ñu koy def fexe ba aussi bu ñu leen nee jàppale leen ñu ba élection passée dinañ fa ñëwaat danañ leen defal nangam ñuy sàmm kàddu yooyu parce que aussi nañu xam ne waxuñoo ko ay bàyyi ma ay nit la ñuy waxal te nit koo ñëw di ko dara ëllëg gisu la xamal ne bu ëllëgee boo fa ñëwee dina la xeeb. alors ñu ñëw tuuti ci Thiès wàllu bi nga xamante ne gis nga ni wax nga sànq opposition bi parti yu mag yëpp dajaloo nañ fas yéene def benn liste unique maanaam benn liste rek la ñuy demee tey ci Thiès situation bi ni mu demee nii ak parti yi fi nekk muy réew mi di PDS gis nañu toujours ñu ngi def ay activités ñu ngi jógaat préparé di def gis nañ sax ay réunions yoo xam ne day am ca cybercampus seen taxawaay boobu est-ce que amul lu mu leen xokkatal tuuti yéen waa Benno Bokk Yaakaar ci Thiès. non moom xoqatal mënatul am parce que xam nga xoqatal sax bu njëkk lañ ko gënoon gis parce que ku waxal dëgg aussi xam ne parti Benno Bokk Yaakaar li mu am ci maanaam nguur gi mu fi nekk mooy ànd defar Thiès Idrissa Seck ak ña mu àndal état bu ne jaar nga fi amoo ko loolu dañ koy wax yegg nañ leen foo xam ni kenn mësu leen fa yegg ci résultat ci lépp donc man li may wax mooy ñoom ñi ngi seen dynamique ña ngay liggéey seen liggéey ok mais ñun li ñu war a def aussi ñun ba gagné ñun loolu la ñu war a def te loolu li ma la wax moo ci solution Omar amul lenn lu ko ci gën a doon solution mooy xam nga lan nekk benn àndandoo di xàccandoo di dóorandoo bu ko defee rek ñun lépp lu ñu bëgg Thiès mën nañ ko am Thiès mënul maanaam lépp lu mu gënoon a méttee ci ñun métteetu ko parce que xool élection yi fi jaar dañu dem ba am na ci ay côté yu bari Idrissa dañu témb ak mu xool au niveau de la zone ouest maanaam foofu dañ fa liggéey loo xamante ni ci docteur liggéey na fa loo xamante ni boo xoolee foofu am na fa loo xam ni maanaam bu ñu amee benn collaboration bu baax ànd kook bennoo bu baax mën nañ fa am ndam te ndam boobu aussi dañ koy ñaan au niveau de l'est ci Abdou Mbow ak Siré Dia am collaboration bu baax ànd nekk benn am ko fa ñu am ko fi ci nord bi. xam nga Omar boo gisee toujours may wax ne nañuy faral di nekk benn dama man au niveau de est ci directoire Benno Bokk Yaakaaru est ci laa bokk yaa ngi dégg référendum bii passé référendum bii bi ñuy fal Siré Dia directeur général poste bi ñu koy fal. coordonnateur maa ngi woon ci biir bureau bi. bi ñu ñëwee moom ak Abdou Mbow ñoo ñëw man bi may dem man maa nekkoon représentant docteur Pape Amadou Ndiaye bu zone est instruction yi ma docteur Ndiaye wax dafa ne ma Xaadim ba mu ne ma Siré Dia suñu frère mooy mag foofu moo fay kilifa boo demee appuyer ko te lépp lu mu la wax nga def ko bi ma ñëwee foofu bi ñu ñëwee Abdou Mbow dafa ñëw def déclaration ne fii amuñu lu ñu fiy wax suñu mag moo fi ne suñu grand frère muy Siré Dia directeur poste moom la ñuy maintenir def ko kii gars yëpp tàccu ñu ànd génn ci salle bi dem délibéré ñi nga xam ne mooy militants yi mais yooyu dafa nekkoon ay actes yoo xamante ni dafa rafet. actes yu noble. waaw mais yooyu man bëgguma tey jii nii ay détails yu ndaw di ko yàq. maanaam par exemple ay nit ñëw yàq ko ci ay coow ay saaga nang parce que xam nga tey jii Omar quelle que soit la situation nit ku nekk sa bopp nga am. te ku ñu am na foo xam ni fu ñu fa yegg ci ku ñu ko yegg ci yow ku ñu fa yegg ci yow rek da ngay gis sa bopp ak ku mu mënti doon. voilà très bien loolu tey ndaw ñooñu lan nga leen di wax suñu émission temps bi jeex na lan ban appel nga leen di lancé ginnaaw bataaxal bi directeur général envoyé pour jéggalu li nga xam ne. loolu li am ñooñu sumay frère lañ mooy li ma la wax sumay frère lañ man ak ñoom ñoo dëkk ñoo bokk lépp li am je crois que ne nekk na loo xam ni lu yéeme na. mais docteur gisante naa ak moom waxtaan naa ci ak moom xam nga boo gisee ma génn def sortie bi uniquement dama jóg pour recadrer pour ñu delloosiwaat xel yi te xam ne dafa am lu ñu bokk te duñu ko séparer ba mukk malgré ne parti bi li ñuy bokk Omar mais yàlla moo def ne côté bi docteur Ndiaye dëkkee ak côté bi Siré Dia dëkkee seeni militant ñoo jaxasoo parce que benn gox la. kon donc foofu damay bëgg aussi loo xamante ni dafa yàgg a defaru bëgguma ay benn nit ay ñaari nit ñëw di ko yàq ci ay détails yoo xamante ni détails yu ndaw la jaru ko parce que politique jaru ko te politique bi aussi day nañu xam ne luy passé la luy jeex la te ñun dañ fiy des c'est important. lan ngay tëjee Khadim. li may tëjee mooy di santaat ñëpp
di remercier waa Thiès Info bu baax ba pare di ñaanat jàmm di wax ni nañu àndandoo ñu nekk benn ñun waa Benno Bokk Yaakaar te xam ne fi mu nekk nii da ngay xool ci président Macky Sall jamono jii ni ko gars yi sañ xale opposition bi sonal ko mbir yi dossiers yi topp ko problème yi nekk ci bopp bi mënul am lu muy lijjanti kon donc tey ñun ñoo war a féexal bopp président ni ñu koy féexalee mooy bennoo ni ñu koy féexalee mooy wan ko ne tey kat président tànk ba nga ñu jéego ba ñu tegoon ci yow démb tey jokki nañ beneen jéego bu ko gën a raw ci yow li ñu jublu mooy fexe ba góorgóorlu fexe ba gagné Thiès jël ko teg ko sa loxo ñu xam ne ñun ñëpp Thiès moo ñu tax a jóg mais Omar resto bi aussi vraiment dañ leen sant muy Point Gourmand di ci remercier aussi Talla bi nga xam ne mi ngi ba Italie moom moo ñëw investir lii dama koy faral di wax resto yi fi nekk bari na ŋàññu ma kenn mais nag aussi ñun ay nit ñu ñuul lañ ay Thiessois lañ man de je préfère tey su ma amee lenn lu may investir wala lu may jàppale ma ñëw fekk doomu Thiès boo xamante ni mi ngi fi investir na ma ñëw jël sama xaalis jox ko te kii dafa dem ba jóge ba Italie ñëw investir employé ay nit yoo xamante ni ay Thiessois lan mu créé ci emploi jël leen ñu ne ci resto bi di liggéey mi ngi nekk fii ci Rue Sans Soleil maa ngi wax Thiessois yëpp nañ ñëw jàpp ci te xam ne buñ ci jàppee seen frère la ñu jàppale. Khadim facture boobu da nga koy fay mbokk yeeg xarit ñi seetaan suñu émission homme politique ñu doon dalal Khadim Samb nekk coordonnateur des jeunes bu docteur Pape Amadou Ndiaye di responsable APR waaye tamit nekk PCA bu FONGIP di leen jox dig daje ci beneen numéro ci biir loolu sax dañ ciy jaar jaale suñu xarit suñu naataango di professeur wala oustaz Ibrahima Faye ginnaaw génn àddina doomam jooju di soxna Khady Faye di ñaan yàlla suñu borom xaare ko aljanna di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah.